net du Sénégal TFM lañ bëgg a. soxna Dieng Mbacké xam naa li ma ciy wax du sori torop parce que dafa nekk koo xam ne ci assemblée nationale bi laa ko miinee mais nag daan naa ko suivre mu nekk ku ma saf moom moo ko Elisabeth Ndiaye vraiment ñoom ñoo nekkoon journaliste yoo xam ne dama leen doon suivre à tout moment du ma raté seen dara daal donc amoon naa boobu cofeel ci moom ñun nag yàlla indi ñu assemblée mais li nga xam ne moom laa mën a témoigner ci moom mooy dal bi beneen bi aussi ku oyof la une femme très affectueuse aussi. soxna Dieng Mbacké sama doom la ndax maag yaayam ma bokk ndey baay yaayam ndeyale ma ko papaam nangul ma ko moom ci boppam mu nangul ma ko ay mbokki baayam nangul ma ko ñëpp nangul ma ko soxna ses premiers mots de bi mu jàngee wax li mu Tata Maïmouna Tata May. C'est elle qui m'a appelée Tata May. J'étais encore une très jeune collégienne. Et ce Tata May est parti. ma ne ko waajur yi ko jur ku ci nekk jox na la cëram toppatoo na la waslu na ci ak ba yàlla yóbbu leen ñun ñi nga xam ne ñoo fi dese ngum man ñu fi yàlla bàyyee ngum lay wax. nit mënu ko jeexal. parce que c'est une femme multidimensionnelle foo ko téye rek dépassé na foofu yàgg nañu ànd ci lépp lu muy def tamit boole ma ci soxna du toog fan ba ñaari fan woow ma wala gisantuwuñu soxna tey su ma duggee ci yenn milieu religieux yi ci bari ba ñu xàmmee ma ci wala ñu xam ma ci tamit loolu yëpp moom la. li ma ko doon suivre à la télé déjà dama doon gis benn caractère ci moom ndax koo yàgg topp di nga am loo gis ci moom mais bi mu ñëwee assemblée laa gën a xam kan la mooy nit la koo xam ne. am na lu ma saf ci moom mooy liberté bi am ci moom mooy ni nga koy gis ay position am li mu gëm lay def loolu laa remarqué depuis ñëw assemblée. moom moo tànn nekk bu yomb wante te yàlla sàng na ko ci sutura ci li ñu ci gis ak li ñu ci xam. borom këram itam wax dëgg yàlla soxna on mi ñu xamoon sax ak soxna bii sax dootul benn ndax soxna bii boo koy seet léegi da ngay fàtte sax na nekkoon na journaliste. da nga naan rek soxna la taalibe la mu ngi arbiwu jëkkëram waar bi nga xam ne yoon bi nga xam ne moom la tànn muy mouridisme mu ngi ciy def lu mu mën. jigéen ju mën góor la jigéen bu dëggu la jigéen bu mënoon protéger agent la jigéen bu fonkoon liggéeyam la jigéen bu am fulla ak fayda ci boppam. yooyu moom ay qualité yi moom mu sa marqué ci moom mosuma ko xamal ñàkk fayda soxna di nit ku discrète soxna lu mu séq ak yow ku nekk ci biir du ko xam lu mu lay defal ku nekk ci biir du ko xam yàlla def aussi ci mouvement boobu mu nekkoon ñëpp bëgg ko ci. li nga xam ne moom a gën a moom mooy li gën a nekk mbetteel ci man te muy mbettaayu mbégte mooy oyofu soxna Dieng soxna dafa oyof ba bu toogee ak yow da nga koy xam soxna bu toogee ak yow sax mi ngi lay def nii c'est-à-dire nit la ku affectueuse. nit ku baax la daal waaw foog sénégalais yi xam ne ku ko ci doon seen te xamoo ko nga xam ne soxna Dieng bi nga xam ni nit ku baax a baax la nit ku oyof la mais nit ku bëgg doomu aadama la. on pensait qu'elle allait même se mettre dans la politique pour être parce qu'elle était toujours du côté des revendications au collège. Bon, mais bon, je pense qu'elle est revenue à la sagesse. Elle est revenue à la sagesse pour... bon, maintenant, elle est encore dans la politique. dama yaakaar ne nit ki buy dundal fu ko réewam soxla rek bu fa jógee rek bu fa defee lu baax def na servir na dëkk servir na réewam. keroog maa ngi gis nit ku diminuer mu ma ñi boole ñu mu ne ma soo demee ci soxna nag ma ko remercier ndax xam naa ne ku ko jegeñ nga mu ne ma sama añ tous les jours lay ñëw je tairai le nom parce qu'il est juste près de la corniche ku néew doole la te du mu koy defal la koy defalee ñëpp soxna su nekkee yow da ngeen ne man la gën a bëgg mais noonu la mel ak ñëpp
nit ku baax la daal. c'est nañu entre autres ak ay nit yoo xamante ne xam nañu la bu baax xam naa ni occasion la sax pour xale yi jàngaale ndax ki ñu wane léegi nii mooy ñaareel bi jigéen bu mus a nekk bu njëkk a nekk ministre fii ci Sénégal ci jamonoy Léopold Sédar Senghor di suñu yaay jooju di yaay itam ci yow soxna Maïmouna Kanté se nañu itam ak Seynabou Wade mi wax ci yow ak Racine moom it ku nekk RTS xam ko depuis Triangle Sud astafurlah depuis ancienne maison ba nouvelle maison yan kaddu ngay sànni ci li nga xam ne nit ñi taseel wax nañu ko yaay. Pape Cheikh man dama defee ne dañu baax rek. nga ko baax rek mooy wax baaxi nit. dañu baax rek sama tante moom wax dëgg yàlla peut-être sax mën nañ ne matul seede ci man. ndax sama yaay la sama yaay demee tamit moo toog. toogaay bi fees ko macha allah. Seynabou tamit sama collègue la. yéen a bokk assemblée ñoo bokk assemblée ñoo bokk non inscrit tamit vraiment moom tam je l'ai découverte assemblée moom tam nit ku baax la. ku baax la ku fonk liggéeyam ku ñeme principe ak conviction yi. Racine moom sama càmmiñ la sama rakk la moom. dëgg yàlla ñoom ñëpp daal defe naa ne dañu baax rek. voilà dama bëgg nag ñu ñëw ci journaliste bi Abdoulaye Der merci d'être là ñu ngi lay gërëm Louga nga jógee dégg naa bu dee feneen nga jóge woon fu dul Louga di nga am problème. Mbaye xam na loolu sax moom xam na ne moom su loolu fekkoon ne sax dëgg kuru kono la. dina dem ba foofu wallaahi dina ñëw donc dafa jógee d'ailleurs yéen ñëpp mere naa la yéen ñi ma gisul Louga yëpp ci ziar sama goro bi mere naa la. yaa ngi ñëw fekk ñuy waxtaan ak soxna Dieng Mbacké defe naa journaliste bi it baax na ñu waxtaan ak moom tuuti. d'ailleurs damay rebondir ci madame le ministre li mu wax Maïmouna Kanté ne dañuy fàtte sax ni journaliste la mais journalisme mène à tout mais on reste journaliste à vie. C'est vrai. Exactement ex-journaliste moom ancien journaliste amul moo tax man ci carrière am xëy na xale lañu woon mais dafa am dégg-dégg boo xam ni daf ma ci topp. accusé nañ la lu bëri d'avoir été très pro Diouf jusqu'au bout des ongles wala mun nañ ni pro PS parce que moo doon régime au pouvoir. loolu naka nga ko dundee ak ndax lu amoon la ak par rapport ak RTS ba nga newoon ndax gis nga ni am na changement par rapport ak yéen jamono jooju ak léegi. d'accord Der maa ngi lay ziar j'espère que ñaanal nga ñu ci taaleen yi. ñaanal à Louga nañ ko bokk. Der je dois t'avouer que man 2004 laa doog a dugg politique. Je n'ai jamais voté avant. Jamais vu une carte d'électeur mosuma am carte électeur mais yàlla dafa def 81 bi Diouf bi Senghor de dem Diouf di jël pouvoir bi muy sama mbokk sama cousin la mu doon jamono ju xaw dur avec les barons du PS Senghor jox ko ñeneen ñi mer pour mu dëgëral nguur gi ko yàlla jox il fallait que ñu jàppale ko mais man PS musuma am carte PS musuma doon PS mais j'étais dioufiste ça je l'ai revendiqué en son temps j'étais dioufiste je l'aidais su daan génn barke dembe bi ma woowee téléphone il est à Dakar il est là pour les fêtes bi ma woowee téléphone barke dembe rek waa sëriñ bi mi ngi may ne soxna maa ngi lay gërëm ci li nga ma defal lépp bi ma toogee fàttewuma ci dara nga ma page spéciale yi nga daan def guddeeg bëccëg lu ma defi entre multilatéral OUA wala Sénégal nga mettre ko en exergue à l'époque c'était pas facile. C'était pas facile donc c'est vrai amoon na opposition à l'époque. du rumeur yi ak coow li ni mu bëree woon. li Ablaye Der di wax ni à l'époque parce que. jamono bi xale yi dañuy xewal buzz. donc yéen ci jamono yooyu noonu yow yaa daan buzz. suñ ko mënee tuddee loolu parce que man moom defe naa ne vraiment télévision. lu nekk laa doon def. wallaahi lu nekk def naa ko reporter président du journal fu nekk ma dem fa. j'allais partout avec Diouf j'ai fait le tour du monde. montage moom daal lu ma deful RTS amul. lu ma deful RTS amul et vraiment je ne le regrette pas. ñi ci topp ñoom Babacar Diagne ak ñooñu bi ñu ñëwee tamit ils ont suivi la même voie parce que RTS tamit bu leen fàtte ne.
service public la c'est vrai mais nag médium d'état la état bi ko yore moo subvention yi ci ëpp ci état bi lay jógee te tamit foog mu def liggéey mooy wane ñi fi nekk li ñuy def donc il y a pas de changement keroog maa ngi défendre Racine Talla man leen ce n'est pas parce qu'il est partisan qu'il fait ce qu'il fait ndax ñi ko jiitu ñëpp def nañu ñoom tamit seeni mbir qu'on peut juger baax na baaxul mais li ma ko reproché moom personnellement c'est que dafa ubbilul ñi ci des mun nga sax ne dama far man kat président Macky Sall mi yàlla jox réew mi ak gouvernement am ak ñi mu àndal laay wane seeni mbir waaye nag ñi ci des tam ci la ñu bokk mais RTS soo xoolee doo gis opposant presque société civile doo leen gis. donc comme yéen seen jamono ak léegi nii non je veux dire dara changé wul. ñun de on n'avait pas de moyen nag xam naa ne moom suñu jamono moom suñu amoon macha allah li ngeen am. booba kenn waxatu ko. amuñu woon moyen. ay nagra moo leen doon sonal. wallaay ak ay bande. ak ay télé cinéma ak wëndeelaat lu kenn xamul. lu nekk dañ nañ ko. moo tax suñu gisee li ngeen am macha allah ñu ne d'accord seen jamono la. moo tax dañuy exigeant. par rapport à vous. parce que nee nañu war ngeen def plus et mieux. que ñun li ñu doon def. mais nag il faut dina changer man je pense que tôt ou tard avec toutes les radios privées les télés privées cette ouverture médiatique. Forcément RTS dina essayer. mais honorable est-ce que duñ jàpp ne reproche bi ngay def Racine c'est parce que da ngaa fare ci opposition moo tax. je ne suis pas de l'opposition wax naa la ko léegi Mamadou. waaw comme àndoo man nguur gi bokkuma ànduma nguur gi ça veut pas dire que dama contre nguur gi mais RTS man xool leen rek man dama leen di laaj ban opposant wala ban société civile ngeen gis mu def activité RTS couvrir ko passé ko. wax leen ma jox leen ma benn exemple rek soo leen ko gisee. on regarde rarement. man de gisuma ko. vous regardez pas en tout cas quand on l'appelait rien tous les soirs man maa xëy na leen non ren tous les soirs waaye nag defe naa dama leen doon jaay de gëm naa ko. Awa Mbaye excuse-moi j'ai une question par rapport un peu ak jigéen ak journalisme. parce que comme nu ñuy wax def nga lu kenn deful ci journalisme en tant que femme. par exemple ñun en tant que jigéen ñi ngi ak suñuy borom kër am na ñu ngi ak suñuy doom mais bien sûr bëgg nañu prouver également ci milieu bi ñu nekk bëgg nañ ëllëg si biir ñu toog sa place am keneen kuy def quartier général fekk Pape Cheikh Maguette lool. ñu toog ne Awa Mbaye ñëwal toog ñu seede la wala Sara wala keneen donc tey yan tegtal ak lan nga ñu mën a wax di nga xamante ni moom moo forgé woon sa caractère tax nga am tey di nga am. pas facile nag jay na ba parce que nit xam nga nit mënul wax boppam waaye daal xam naa ne nit ñaa ngi wax sax ne je suis gentille je suis toute douce je suis affectueuse mais liggéey bokku ci liggéey moom dama koy teg ci yoon. am na ñoo xam ne jox naa leen ay demande d'explication dañu tiit ñu ne kii ñu seqalu nu mu mënee jël di ma jox demande d'explication dans le travail moom il n'y avait pas de sentiment et c'était pas facile à l'époque dans les années 80 nekk rédacteur en chef nekk directrice de télévision. les années 80 c'est vrai de. c'était pas évident parce que ay góor rek fa nekkoon presque jigéen ñi émergé wu ñu woon il fallait beaucoup de poigne beaucoup de caractère. doo xool ku la bëgg ku la bañ ku la xas ak ku la tagg da ngay def sa liggéey quitte avec ta conscience. voilà mais fi Sénégal toll kan nga gis ne buñ ko jàppalee mu mel ne yow. bare na fi nag la relève est bien assurée hein. comme kan par exemple. bare na fi de maa ngi leen di seetaan tous les jours bare na fi je veux pas faire de jalouse nag yéen tamit mais ñi fi nekk ñëpp moom ñi fi nekk ñëpp moom macha allah. yàlla nañu yegg ak jàmm yàlla nañu yegg mais daal il faut vous imposer davantage je pense que tamit d'accord am ngeen ay postes yu ñu leen di jox moi je trouve que c'est quand même ce sont des sucettes de petits bonbons voilà nañ leen jox lu am gëdd lu am solo parce que mën ngeen ko góor ñu yóbbu luñ leen dara de bu Youssou Ndour wax nag dama ñëw di def révolution à l'interne. léegi ñu rebondir sànq li nga wax ci wàllum Diouf bi wax ne sa mbokk la woon jege nga ko jàppale nga ko te nëbboo ko woon bu njëkk ba média privé presque amul woon yéen a fi nekkoon mais tey développement média privé yi ñoom ñoo ëpp sax te tey askan wi dañuy xool ne média privé warta
warta contre voilà warta far ak nguur gi est-ce que ñun bu ñuy déglu dañuy wax naan journaliste warta far dafa war a tëddee njaaxaanaay ndax jamono jooju soloon mbubb moomu jafe na ak jamono ji ku ko soloon tey yow noo koy jugé ku soloon ban mbubb comme par exemple nga jege nit nga président voilà nga assumé ne par exemple ça dama ko jàppale journal après parallèlement ne moom makiste la ah loolu nga bëgg a wax non loolu nga bëgg a wax man di defe naa ne li ñuy olof Ndiaye di nee na mami je parle sous ton contrôle ndax man moom Kocc Barma bi foog nga jox ma ay cours olof Ndiaye nee na ku wax feeñ ku wax feeñ journaliste incolore inodore je n'y crois pas gëwuma ko gëwuma ko ku wax feeñ Sarah n'a pas besoin de faire son journal dire je suis maquiste nit ku nekk am na foofar et elle n'a pas besoin de faire un reportage dire je suis maquiste on sent les choses man en tout cas personnellement je sens les choses yow ku nekk pro je le sens léegi yow ku booy nekk xool anti je le sens ku nekk ci diggante bi di jéem a def tëddaay jaaxaanaay tamit je le sens mais c'est pas facile hein que c'est pas facile c'est vrai que professionnellement parlant su doon suñu sago loolu mooy am mais xool leen même les médias européens américains xool leen li xew partout dans le monde c'est partout un journaliste c'est pas forcément un robot qui donne les informations et qui n'a aucun sentiment aucune couleur aucune odeur li tax wax ko mooy dañuy wax ne journaliste bu féetee nguur dañu ko jënd loolu la nit ñi di gën a wax lu ci gën a bari pas forcément jënd moom jënd nit moom kenn mënu ko jënd defe naa sëñ Cheikh suñu mbokk ma Gaynde Fatma moo doon wax suñu ne nit jaay na ngorom mi ne daf ko amul woon ko am ngor doo ko jaay am na loo xam ne àddina jaru ko am na ñoo xam ne daal àddina jarul leen ko parce que ni la nguur mënoon jëndee su fekkee ne am na opposant yi tamit am na ci ñoo xam ne yàlla mën na leen gandi ñooñ tamit su leen neexee jéem a jënd di mais je pense que nit daal nit a ki noppam ak conscience sam ak li ko yàlla defal su dee def dara daal na ko def parce que daf ko gëm dafa am question boo xamante ni bon parce que dama bëggoon ñu ñëw ci question bi nga xamante ni yéen a ko dajale jox ma ko parce que il paraît-il da ngeen ko ragal a laaj nu mu xamante ak sama sëriñ waaw yéen a ko bindandoo daal joxandoo ma ko yaay nu mu xamante ak sëriñ bi daal ci réunion de rédaction bi yéen a ko bind jox ma ko man Pape Cheikh ci question boobu ci question boobu dama bëgg nga yokk ci waaw dama bëgg nga yokk ci mu baaxee tamit jigéen ñi nga xam ne ñi ngi ci benn métier bu dina ci ñëw avant muy dem parce que minuit mi ngi jot donc boo waxee sa question ba pare Sarah ma wax ci question bi ngeen ma laaj loo Mouhamed léegi la ma ko fàttali te yàlla waaw baax na dama bëggoon ñu dikk si li mu wax sànq nee na ñoom seen jamono vraiment li ñu amoon ñun tey ñoom amuñu ko woon les moyens waaw les moyens ma bëggoon nga ñëw si justement noo gisee jamono ji paysage audiovisuel sénégalais bi ak surtout niveau bi le niveau bi méngoowul ak jumtukaay yi leen jamono ji jox moom laa leen doon wax ne ñun suñu temps suñu amoon seen jumtukaay yi bon vraiment li président di wax ne réew mi léegi mu naaw bon ñun presque à l'époque amoon nañu ay laaf mais je pense que soo xoolee bu baax a baax ngay xool nag télé yi macha allah dañu bari de journaliste yi macha allah tamit métier bi bëgg nañ ko mais niveau bi tamit xaw na des te man damay jaaxle dama xamul lu tax niveau bi des waaw loolu xaw na ma jaaxal est-ce que formation bi la parce que formation du rek CESTI wala école yi ci bitim réew formation tamit da ngay cultiver sa bopp da ngay am curiosité da ngay gëstu da ngay tàggat sa bopp waaw doo du lu ñuy jàng rek du jàng rek sax yorewul métier am na ñu am niveau c'est vrai mais soo xoolee li ëpp soo xoolee télé yi wala ñuy wax journal quelquefois sa xol bi day jeex wala nga lire sax journal y a quand même la presse même presse écrite c'est moins grave man je pense ça man pour man presse écrite sax su amee ay coquilles wala ay fautes man ça ne me gêne pas mais su fekkee ne français bi ñuy làkk bi nga xam ne mooy langue officielle bi bien que léegi sax sant nañu yàlla bi olof bi duggee bu baax ak yeneen langues yi mais français bi moom léeg-léeg ñu def ko noo xam ne da ngay jaaxle da ngay ne kii fu mu jàngee kii lu tax
ñu jox ko écran kii lu tax ñu jox ko micro parce que tamit li nattu la de nattu la léegi mun naa jàll ci question bi léegi xanaa ma jàll ci sa question waaw non ci suñu question sa question rek je préfère laaj ko sëñ bi lii yàlla kañ laa ko njëkk a xam comme ni ko ñëppee xamee ci journaliste boo xam ni ba télévision di xew di soog a xew te nekk noir blanc te léegi muy RTS booba defe naa ni bu ma fàttewul ci fukki at ak juróom-ñeent laa war a toll. rek ma ànd ak sama benn xarit ñu jëm ay kasak yi xale yi def bi ñu rombee télévision bi soxna yi def journal ñu taxaw boobu nag Mara lañ may wooyee sama morom yi ñu taxaw di seetaan ki ma àndaloon Daawuda la tudd moom mu jiitu ma di dem di ma woo nag bi ma wooyee mu mel ni damaa xaw a yeex léegi bi ma ñëwee ma ne ko xanaa xama ne ndaw si sama soxna lay doon ma ne ko kii sama jabar lay musa doon mu ne ma Mara luy wax ni kay jaar ni ñu dem xam nga kon boobu ci yëg-yëg ci laa ko xamoon bi ma njëkkee ziar si dafa ma indiloon benn cadeau boo xam ne montre la woon mu emballé ko bi mu demee sama nijaay bi ma toggaloon Serigne Mbaye Ngom rek jàll ma ne ko ndaw si sama soxna lay doon xam nga muy ñaari yoon boobu moom c'était en 89 wala 88 fin 88 wala début 89 noonu daal la demee xam nga sëy moom yàlla moo koy def ca kaw la ñu koy defee arrache bu wàccee ci suuf nag bu relation amee xamante dogal bi soog a wàcc ci suuf waaye sëy ci kaw lañ koy defee bu ko defee leneen la ca des nag moom daanaka du jar xam ngeen sëy ni muy demee rek waxtaan lay doon waxtaan lay doon ba déggoo am ba déggoo en tout cas bi nga xamante ni bii moom bi nga xamante ni bii may nañ ma ko wax naa ko ni ko balay bis bee dellu si pour nga xam ma di nga gis Seydina Ousmane sam pap ma ne ko balay bis bee dellu si di nga gis Seydina Ousmane waaw comme dafa détaillé nag bi mu koy gis jarul ma koy révéler waaw loolu daal xam naa ne am na ci li ma la wax nii nag dafa tegee ci li ñuy tudde baatin ki nga xam ni moo koy véhiculer mën na cee bañ a xam dara parce que baatin moom malaaka moo ko yor donc yow l'individu da ngay def sa démarche rek di actionner te doo ci xam dara waaye fekk na am na lu ne ca biir li wolof naan lu yëngu lu nekk la ko yëngalu ko ëpp doole bokk na fu baax Serigne Bamba Dieng di jur ko et tout mu jàng nekk intellectuel nekk journaliste ak yëpp waaye taxu koo dëgër bopp waaw am na ngay dignitéem nag ku nekk ak principe am ak yëpp waaye nag taxu koo dëgër bopp ci bëgg kilifteef ak yu demee noonu loolu nag xam nga booy ànd ak nit ngeen di surtout ku ñuy tuddee soxna jabar ngeen war di échanger di kii kenn ku nekk da nga am rôle booy jouer bu ko defee moom façon comme may kilifaam muy def effort pour adopter wu ci sama façon loolu rek moo koy yóbbee ba président Diouf soxna la ko daan wooye waaw soxna la ko daan wooye donc nag transformation bi foofu lay jóge muy adopté wu ba nga xam ni comprendre lan moo di talibé lan mooy l'islam lan mooy mouridisme yu demee noonu waaw donc ci la demee daal ba nga xam ni moom wax dëgg yàlla xaritoog nag kilifa diine yëpp ñii di mbokkam ñi ci dul yi mbokkam mu jaxasoo ñëpp daal xam ne nit ku amul sikka amul waaye sikkam bariwul sikkam daal mooy jàpp njàmburam liggéeyam jaamu yàlla ci métier mi exemple la ci métier mi en tant que journaliste loolu moom defe naa bari na sax xale yu jigéen yu nekk journaliste yu ma ko wax ni ma ci moom la ñuy roy bu dee ci wàllu jigéen ak fonk kilifa yi itam ak kii itam loolu itam jar na ci roy exemple la daal ci jigéen ci li ma xam ci moom exemple la ci jigéen ci li ma xam ci moom donc te itam kii Abdou Diouf taggal na ma ko Ablaye Wade taggal na ma ko ñaar ko ci nekk taggal nga ma ko ak yeneen kilifa yi diine yeeg ñëpp daal
ku ci nekk te xam naa royukaay la daal ci jigéen surtout ndaw ñi xale yu ndaw yi nga xam ne pas forcément ñi nekk journaliste rek royukaay la surtout ci jàpp njàmburam maandu surtout maandu ji. ok mu ngoog Ibrahima Fatim Issa defe naa li mu tontu yaay li nga dégg. waa xam nga rek ko ma fa da ngeen di laajte loolu. léegi moom wax na. man nag léegi bëgg naa ko wax yaay. lu may wax. nga xamante sama sëriñ. sama sëriñ neen daf la seen ci télé bi rek ngay présenté journal mu ne kii de sama soxna lay doon yow ba ngay dem journal yëgoo ko gisoo ko déggoo ko ba mu ñëwee xanaa jaaxle nga. parce que ku jàngee France nekk intellectuel di làkki tubaab am satub Serigne Bamba ba ñëw jógee Daaru Musi ñëw ne dama laa bëgg ab soxna loolu moom damay laaj rek parce que lii ñu am je pense que c'est tellement exceptionnel am ko mel ni Soxna Dieng Mbacké ci émission dañ ciy profité itam laaj ko lépp lu ñu ko bëgg a laaj pour sénégalais yi xam muy suñu njëriñ ñun ñëpp vraiment j'ai envie de savoir damaa bëgg a xam yaay. il faut dire nag bon nee nga non jàng tubaab jóge yooyu mais quand même man dama juddu ci mouridisme. parce que sama papa Serigne Bamba Dieng. macha allah presque ci turandoo Sëñ Touba yu njëkk yi la. Mbacke Kajoor la gane àddina. presque parents yëpp ñu ngi leen suul foofu. Mbacke Kajoor. sama maam je disais que je suis dakaroise donc du plateau sama maam Ajaratu Abi Dramé. mu xadam la woon. taalibe Cheikh mag a mag a mag. waaw liggéeyal Alaaji Malick ba ci maam Abdou Aziz moo ko dëcc. donc jàng mi bokkul dara ak xam àddina bi xam diine xam lu baax. et j'avoue que Sëñ Modou Kara c'est mon second mari Mbacké. J'ai eu un premier, Cheikh Mbacké, de Sëñ Moustapha Bassirou Mbacké, qui est décédé. C'est mon premier mari. Qui est du deuxième Mbacké bi, il a été de Touba et lui il est de Darou Mousty. D'accord. Donc xam nga ne bon saf naa ci sàpp. wallaay saf ko ci sàpp. Mais lui il faut dire que presque sama digganteeg moom ndem si yàlla Francis Cheikh Naba. ko yàlla yërëm animateur bu mag. comme taalibeem d'ailleurs. waaw comme taalibeem. moo daan ñëw di ma topp soxna kay ñu dem sama sëriñ mu ñaanal la. am yéene ci man vraiment booba Marguerite Thiam sax mi nga xam ne moom. sama xarit la moom déjà taalibe Sëñ Ousmane la waaw. elle a tout fait une fois ànd nañu bëgg a dem Darou Moussi mu yóbbu ma ci Sëñ Ousmane ma doon dawal. ñu dem ba Thiès ma paan. na ko dematuma gedd. ñu defaral ma sama oto ma wàññeeku. moom mu continuer. te gannaaw bi mu demee Sëñ Ousmane di ko ne kii sama njaboot la bokk. donc Mariétou bu ci sonn na. kii sama njaboot la bokk. yàlla def na gisante wu ma ak moom ci àddina. donc Francis di topp ma ba ma ne ko Francis bon nag baax na léegi nañu dem nga yóbbu ma bon ci sa sëriñ bi. mu ñaanal ma bon. mu ñaan ci sonn nii. après nag ci la ma yóbbu boobu sëriñ baa ngi Colobane. ma yóbbu ma ndeysaan am ci yéene yóbbu ma ñaanal ma comme ni mu ko waxee ci kii bi ma je revenais de Nairobi du Kenya ma yóbbul ko benn montre mooy montre yooyu di am effigie guerrier yi waaw ma yóbbul ko ndekete nag après bi ñu demee ma woon ko ginnaaw mu ne kii de montre am bi tant que mi ngi dox sama digganteeg moom noonu lay demee xaw ma ci woon dara donc c'est après par la force des choses. Le mariage s'est fait même en France. Ce n'est même pas au Sénégal. J'étais en mission en France. Maam Djili ndem si yàlla si ma waroon maye. était en pleine maladie. ndax 90 la mujjee. génn àddina. mu woo sëñ Mansour borom daara ji. na ko nag mayel ma. sëñ Mansour fu mu toog di ko wax ne kii man maa ko maye. en plus sëñ Mansour. sëñ Mansour moo maye. en plus. léegi ana montre ba alhamdulilah mais ana montre ba léegi. montre ba di ma ngi ak moom. montre ba dee ngi ak moom suñu yëgoon laaj ko na leen wax fu mu nekk de. su ma yëgoon loolu wër montre bi en fait tamit Pape Cheikh vraiment nee nañu sax ñu jëkkër ak jabar ñu ko mën tuddee trivialement. duñu gërëmante sax ci de leur vivant. mais vraiment Cheikh Ahmadou Kara daal vraiment nit ku baax la.
vraiment kenn xol bi moom xol bi moom benn la te bëggul ku ko mere soo ko merloo sax lu mu am xëpp la ko pour nga bañ mer vraiment nit ku baax la ku njaboote ñëpp doomam itam bëgg ma vraiment ses épouses aussi samay xarit lañu aw ma ci xaar ma yàlla kenn tuutaan jaag mi nga xam ne barka démb la dugg moom moo tax émission bi am moom moo tax émission bi am moo ma contacté moo ma indi fi moo ma gunge ma ngi toog wallaahi donc alhamdulilah wallaahi sant yàlla rek Mamadou Mouhamed Ndiaye loolu nga doon laajte léegi nii ne da nga fee gis tuutaan jaag journaliste di soxna wu Serigne bi indi soxna Serigne tuutaan jaag Mbacke jaaxaloon na ma te nag deera ma ko soufflé de deer yooyu lay def xam nga man soxna tuutaan gis naa ko mais mi ngi mel ni xàmmewu ko parce que ni ngi toog mi ngi mel ni xàmmewu ko daf maa wokk ne ma waaw mais soxna Serigne bi indi soxna Serigne bi waaw moo ko indi mu ne ko dañ ko laaj non damaa xaw a jaaxle rek dama xam ne man damaa ñemewul loolu da nga ñemewul lan laaj question non ñaareel laa ñemewul bay xalaat ñoom ñaar ñuy bokk fu ñuy toog nga deer li ma doon wax sànq ni ma la gisee moom xam naa ne moom góor yi benn rek nga waaw non man kay nëbbuma ko ak sa coono non déggoo ma de nëbbuma ko moo tax mu jaaxal ba ma naan kii kan la ndax moom la am déet ndax ñàkk koo mën a gëm moom la te su ma woowoon ñi ci des tam ñu ànd ak man Tutaan Dia qui est aussi journaliste que nous remercions parce que moom soxna sëñ bi moo ñu indil soxna sëñ bi donc ñu ngi koy gërëm bu baax. elle a tout fait elle a tout fait man ko Tutaan sonal nga ma. ça fait 2 mois ñu topp ko pour émission bi defe naa yaay du ñu la téye ci lu yàgg xanaa di la gërëm rek defe naa gërëm gi dama koy jébbal El Hadj Mbaye Gar mi ak oustaz Pape Anne mais laata boobu Marianne Siva itam am na ay messages yoo xamante ni mu ngi jógee ci internautes yi ñoom itam bërki démb ba tey ñu ngi réagir bi ñu déggee ni quartier général tey honorable député Soxna Dieng Mbacké mooy nekk invité bi ñoom it ñu ngi yónnee seen ay messages mënuñoo lire lépp waaye Marianne jot nga ci tànn quelque rek pour jébbal ko soxna si. waaw Pape Cheikh ni nga ko waxee noonu lañ koy defee ndax temps bi xoj nañu dañ ciy daal di tànn ñaari question rek ñu commencé que ak ki nga xamante ne moo di Chikori le Chikorien nee na dafa bëgg a xam moom 2016 lan moo gën a marqué madame Mbacké ci 2016 bi ci lu neex ak ci lu nakadi ki ñuy terminé mooy Binta Ndoye moom nee na li mu bëggoon mooy madame Mbacké fi mu toog rek mu daal di improviser présentation journal télévision Futurs Médias dina ko def tey waaw loolu la Binta wax kon Pape Cheikh gannaaw ba temps bi xoj nañu ñu yemale ko foofu. dina ko def tey léegi yaay tey buñ la tegaloon générique ne la présenter le journal nuyoo rek joxuñu la chapeau joxuñu la actualité mais comme si da ngay présenter journal nii est-ce que di nga ko mën ba tey. def loolu nañ ma ko pour les RTS 40 ans on se le rappelle. de la télévision. ñu ngi koy fàttali ko de Binta Wagué. qui devait faire le journal de 20 heures. donc ma ñëw rek mu teg ma. léegi ce qu'on va faire. bàyyi ma micro bi. xaw ma Macky Sall yan activité la doon am ba di wax Macky Sall dem na fii mais vraiment comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure am na ku ko wax journaliste moom. on le reste à vie. voilà léegi ce qu'on va faire parce que c'est en nous donc c'est difficile on se départit difficilement de cette profession-là. C'est difficile. Voilà. Ce qu'on va faire. nuyoo bi rek la ñuy soxla générique journal. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Nous parlons aujourd'hui de la crise gambienne, des problèmes du Parti socialiste, du problème Syrie-Palestine. Voilà les grands titres. Yéen a may reeloo. Yéen a may reeloo. Je ne peux pas me concentrer. mais ni koy saxaar yi defee daal. voilà ak lee ak ñooñu. noonu la. sama papa nee na invité woon nga benn jamono ministre de l'hydraulique après nga tegal ko ñaari kaasu ndox. question bi nga ko laajoon mooy ban moo ci nekk bon verre d'eau ministre bi da nga ko sonaloon à l'époque ba finalement il a sué sur le plateau. Pape Cheikh boobu daf ma metti parce que ma metti li ma bokk ak Samba Yàlla vraiment daf ma metti mais nag xam nga nag man li ma ci xaw jaaxal yi fi Samba Yàlla parce que dossier en main bi ma ko daan def am na ñoo xam ne quand même dama ko daan préparer ak ñoom moom ci la bokkoon
waaw et je lui ai dit monsieur le ministre dinaa def benn test boo xam ne donc may wax ndoxi SONES bi ak eau minérale bi mu ne ma y a pas de problème je sais reconnaître l'eau ma def sama ñaari carafe teg ko malheureusement il s'est gouré. Voilà. C'est pas ma faute. Envie de revoir ça à la télé. C'est pas ma faute. Il faut dire nag Pape Cheikh vraiment pas seulement moi mais vraiment à cette époque-là on avait beaucoup d'ingéniosité de créativité. moo tax man la suñu amoon moyen. à l'époque ressources humaines yi moom. c'était extraordinaire. xaw ma ñun de mais yi ngeen doon def yooyu la ñu gis ci chaîne internationale yi. donc vivement li ngeen doon def on va finir cette partie El Hadj Mbaye Garmi Oustaz Pape Hann Mami yéen laay jox ngeen wax ak ki nga xam ne ni mooy gan gi ci quartier général en tout cas ñun kontaan nañu lool. wallaay Pape ñun ñett suñu xol sedd na xam nga dama la doon laaj ne la laajal ñu ko nan la def ba boole woon liggéey bi ni mu méttee ci jamono jooju ak toogaayam te toogaay boobu yàlla na gën a yàgg waaye li mu def tey ak tuutaan du bisam bu njëkk tey ndax tase nañ feneen ak feneen te nii mu àndeek soxna sëñ bi maa ngi lay wax ne la li ñuy bàkkee soxna Awa Gadiaga lañ koy bàkkee day wut ay xale yu baax yu yem ci loxo di ko jox sëñ bi xam na li may wax sama yaay la mais di dellu si waat di wax Samba Yàlla Jóob moom ngay wax noonu mooy sama magu yaay mais mbokkam la li mu bokk ak man la bokk ak moom te ñoom ñaar ñoo bokk benn maam mais liggéeyam la doon teg ci yoon yàlla na ko yàlla yërëm ci fa mu nekk moom yàlla na ko fi yàlla yàggal yaa booy bëgg nañ lool ci yow yàlla na la fi yàlla bàyyi ba say may di saawaan baawaan mais bëgg nañ nag benn jour nga ñëw fii ci TFM defal ñu journalu 20h quand même bëgg nañ tamit nga ñëw wareef incha allah oustaz jërëjëf alaaj Pape yaakaar naa tey ñëpp am nañ mbégte ñaanal ko toogaay bii mu toog ci kanamu sëriñ bi ba sëriñ bi gërëm ko àddina bépp seede ko jikkoom yi ñu doon wax léegi ñu gën a xam ay jikkoom ndax sëriñ bi ginnaaw bi mu nekkee sëriñam dafa wut parti politique teg ko ci wetam mu bokk ci ñi ci gën a kawe waaye seede yii sëriñam seede ko moom mi ngi koy jàppale président de la république bëgg réew mi bu mandat bi jeexee am na ñu mu fal ñoo xam ni dañ ko yàqal yàqal bi mooy nit mën nga am koo fal soxor jàpp ko muy dem di ko liggéey pour ñu dàq ko ak xiiroo ak ŋaayoo bi nekk ci biir réew mi alaaj Pape soxorante gi nekk ci biir réew mi ministre bu bëgg boroom ministre am bariwul kenn ku ci nekk poste ba nga yóotu bu la ko yàlla joxul jox ko sa moroom yaa ngay dem di ko jaxaseeg président nu ko dàqee te kooku bu demee yóbbaale mbooloo kon yaa ngi yàqal président waaye soxna sii nii mu taxawoo sëriñam ak nii mu taxawoo mbooloo sëriñam ba tax sëriñam gërëm ko ci kanamu àdduna bi yépp nanu rafetalaat sunu xol nanu laabalaat sunu xol dañ koy examiner comme ni ngay examiner sa jëmm ji alxalbu yumtaxanu gamaa yumtaxanul jasadu wa bitaali fa innahu yasqutu aw yanjaxu xol dañu koy examiner comme ni ngay examiner sa jëmm ji boo ko examiner nag yaay ki nga xam ni sa réew fu mu toll nga xeeb ko waaye yaay ki nga xam ne yaay jël sa kilifa teg ko ci montagne boole ko ku bëgg sa kilifa nga bëgg ko ku bëggul sa kilifa nga fexe nu mu bëggee sa kilifa soxna Dieng Mbacke noonu la ko yàlla wërsëgalee yan yàlla gën ko barkeel gërëm télévision Futurs Médias bi léegi wax naa la ne la groupe yëpp say soppe lañu bi ñu ñëwee ni yéegi ni yaa ngi ñëw ñëpp am mbégte yal na yàlla gën la barkeel amiin El Hadj xanaa sant yàlla rek Papa Cheikh ci dajeeg moom ci plateau ndax lii rêvé nga ko bi nga am 10 ans wala 15 ans ne àddina dana dox ba ma toog ci plateau soxna Dieng ñëw toog sama loolu ci sant la bokk bari na tey ñoo xam ne ñi la tey ña nga ca seen kaw lel ya toog nekk ay animateur bu nu sañoon tey nii nga def tey woo jigéen ju sell ji nga xam ne tubaar kàlla def na lu bari ci réew mi ñu bokk ak moom plateau kon ñun ñëpp dañu war a sant yàlla man de am naa ci mbégte Amadou Mbaye Garmi di wax ne daal dëgg-dëgg kii nag nu génne léegi sëñ Modou Kara Noreyni mii nga xam ne nii Baye Cheikh wuy juróom wa fa mu tegoon tànkam moom mi fi la teg tànkam ba tàggat soxna yu baax yoo xam ne yile ki ànd ak moom ci tàggat googule soxna Dieng mii la tuutaan gunge ko ay jigéen ñu royukaay yi ngi waay Ibrahima Fatim Issa bi ci peccum bopp royukaay yi ngi Baye Cheikh am na ñoo xam ne ñi lee dañuy tibbante ay tànk wujj dañuy tibbante ay tànk wallaay jeex na ba Baye Cheikh bu gis wallaay kenn moo koy di tout temps merci beaucoup waaye loolu doy na référence jërëjëf référence ñëw na tey nag ci plateau Baye Cheikh yaay ñu ngi lay gërëm bu baax ci nangul gi nga ñu nangul tey quartier général bi xam naa ni ba beneen ndax dinañ la seet si beneen ñu bàyyi la nga tëj ak message booy joxe d'accord Baye Cheikh donc maa ngi leen di gërëm yéen ñëpp vraiment tey moom sama xol tooy na lool parce que delloo ngeen ma
ci ay at ci gannaaw te xam naa ne am na benn émission ma defoon ak Mati Trois Pommes ndeysaan muy laaj ay nit ñuy wax man ne ko Mati man damay sant yàlla man ko ndax ñi fi aw télévision ci année yooyu ba dem bare nañu man ko ñu bare sax xanaa suñuy xamante seeni tur dañ koy laajte sax man ko donc li ma yàlla defal man xam naa ko waaw maa ngi ko ci sant bu baax a baax gënuma fa woon siiw gënuma fa woon mun liggéey mbiri yàlla la maa ngi dolli di sant yàlla di julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam di sant suñu wasila Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul di ko awale ci Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni suñu bunt ci yoon woowu di gërëmaat président Youssou Ndour ministre conseiller di ko ñaax bu baax ci li mu def nii parce que maa ngi gis léegi Nder nee na il doit passer qu'il fait un anniversaire au Grand Théâtre le 14 homme de culture yi dañu war def ni Youssou Ndour suñ ko mënee nañ ko def parce que vraiment mi ngi participer bu baax ci développement réew mi mi ngi liggéey ci jeunesse bi mënoon na sax toog léegi ne bàyyi na mais gis bi ma gisee maa ngi wax sànq ak Sira ne ko xoolal keroog defe naa dafa am ñu amoon billet dugguñu yërmandeem tax mi ne day joxe waat un deuxième concert dafa laaj leen ko tey pour bëggal leen waaw kii bëggal réew mi nag yàlla na ko yàlla bëggal yàlla guddal fanam yokk gradam ak martabaam te yéen ñi fi liggéey tam yàlla defal leen jàmm ku nekk li nga bëgg sa xol yàlla defal la ci lu kawe seen njort yàlla gën leen a jubale parce que maa ngi koy wax sànq tuutaan ma ne ko GFM li ma ci neex mooy famille lañu famille lañu bi ma gisee Adja Dégène bi mu demee ni ngeen taxawee vraiment ma ne ñi daal ay nit ñu baax lañu naa Dégène baaxoon na loolu yàlla na ko yàlla yërëm waaye yéen ñi mu fi bàyyi tamit baax ngeen kenn gënu leen donc yàlla leen yàlla gën a sàmm ngeen sut ko ay fan de sa barke bi te lépp loo leen bëgg yàlla boole ko defal ñu ko jërëjëf leen kontaan nañu bu baax Pape Cheikh merci encore pour tout merci on vous adore merci voilà gërëm Tutaan Diak Mbacké mi jàpp ci émission ci coordination bi gërëm tamit Awania bu Sonatel moom tamit disciple bu Cheikh Mahamadou Kara Mbacké la ak Papa Ndiaye Ngalgu bu jàmmi réew mi Oustaz yow laay bàyyi nga gungeel ñu yaay n'est-ce pas d'accord jërëjëf Oustaz en même temps Dieynaba am na ko fekki woon moom ay atam bëri lool mais daf ñu marqué ci reportage bu ñu ko defaloon micro bi on t'entend pas il faut que dañuy dem ba Thiès parce que xam nga ni ko soxna si waxee Futur Média njaboot lañu te njaboot googu moom mooy reflété ci groupe Futur Média tax na suñu benn maam bu nekk ca Thiès la ko tere am téeméeri at ñaari at dong la donc 98 ans la am moom nag dafa bëgg groupe Futur Média tax lépp luy support lu nekk fii daf ciy rek daal di bàyyi xel rawatina nag Youssou Ndour mi sanc kër gi tey sargal ko tey la ñu nar a def fii ci kon quartier général ñu dem avec la complicité de notre correspondant à Thiès Cheikh Anta Diop. ko fekk fii ci këram ci Grand Thiès soxna si di Adja Safiatou Ndiaye mag dugg na ko ndaxte ay atam toll na ci juróom-ñeent fukki at ak juróom-ñett daanaka téeméeri at bi de ñaari at a ko manqué moom moo jëkk nekk fan su Youssou Ndour fii ci Thiès. man naka jekk sama rajo bi ma am ku ma ko kii ku dul Youssou Ndour duma ko nangu moom rek laay joué man. moom rek ngay déglu. waaw moom rek gannaaw bu yàlla ak yonent bi wee wallaahi moom rek laay déglu ndax damaa yàgg ak moom te gis ci moom njub. soxna su daan liggéey fële ci l'hôpital bu Fann la woon nekk agent de santé xameem ak Youssou Ndour nee na ci relais route de Wakam la ba tax na sax lëngoo bu mu lëngoon ak Youssou Ndour ba mu ko daan jàppale ci ay soirée ak ci ay combat de lutte def nañu ko ba Kaolack. Youssou Ndour day xam naa ko lu yàgg ndax booba maa ngi nekk hôpitalu Fann nekk place bu ñuy wax pneumophysiologie foofu laa daan liggéey yàlla def ñuy def soirée ñu woo Youssou Ndour mu ñëw di ñu tëggal booba ku dugg
da ngay fay juróomi dërëm rentrée bi juróomi dërëm la. mag la tey jii ay sëtam ak ay gorom ñi ngi ko wër waaye nee na du ko bàyyi gune yi ndaxte soxna si ba léegi moom mooy toggal boppam lépp lu war ci kër moom moo koy defal boppam. mën naa togg ceebu jën ñi jënd yiñ ciy def ay carotte ak naweek supame ak yooyu diwlin tamaate jënd géej jënd jën yu baax toggal ma nag ma togg ceebu jën wala ma togg suppu kànja wala ma togg maafe. day togg day bale di attaaye man su ma tukkee sax ànd bi moo koy gérer sama jëkkër wóor na yàlla mooy boyal defar lépp ku baax la di ma jàppale ci sama sëy dëgg yàlla. moom boo toggoon nii indil ko sax du ko laal moom daal togg boppam rek moom mooy toggal boppam moom day bale day def lépp wax nañ ba sonn mais moom lépp daal moom moo ko bëgg a defal boppam. bëgg bu mu bëgg Youssou Ndour tax ne ba lépp loo xamante ne Youssou Ndour de moom moo ko moom da koy jëfandikoo nee na RFM lay déglu TFM lay seetaan observateur bi mu yor sax tey jii nee na bés bu nekk dañu ko koy jëndal mu di ko liir dara ci ay xibaar fii ci réew mi ci bitim réew du ko rëcc. Un Sénégalais tué, son corps retrouvé dans son congélateur. Traque au PS. Serigne Bassirou Gueye demande la levée de l'immunité parlementaire de la députée Aminata Diallo. mag la téeméeri at yu manqué ñaari at waaye xel mi demul mi ngi fàttaliku sax way yi nga xamante ne Youssou Ndour daana ko way te mu fonk ko lool. xaalis ak way bi mu way waajuram wu jigéen di sama yaay nee na de ñaari morceau yooyu la gën a fonk gën koo def ci xolam. laay xaalis neex na xam naa ci dara. tàllaaw bu ma ci amoon saako du ma tere nelaw yaay dootuma nelaw. mi ngi dénku sax ndaw réew mi ñu jaar ci ay tànk Youssou Ndour roy ko ndaxte ku bëgg réew mi la. te it li mu def nii taxawal ay société ay ndaw di ci daan seen doole di ci jël seen wërsëg ku nekk war na koo mën a def ci réew mi nee na sax bu ñëpp jaaree ci tànk Youssou Ndour de réewum Sénégal du des gannaaw. mu ngi dugal loxoom ci xale yi na ko yokk dugal te ñu jub roy ko moom. soxna Safiatou Ndiaye nee na dara manqué wul ci moom kàttan gi mu yor sax am na ay ndaw ñu ko amul waaye nag lii da koy dollee njukkal ab sëriñ bu mag boo xamante ne moom moo ko ñaanaloon. ñaari at day moo ma manqué téeméeri at ñaari at waaw maa ngi sant yàlla ak ñeent ba. bëgg gu mu bëgg Youssou Ndour fonk ko tax na nee na képp ku tax ak moom rek dalay fonk te it nee na ñaanal na Youssou Ndour ak groupe Futurs Médias ñu raw ba faaw. neexul ba neexul mais moo yëy moo yëy maire bi moo yëy xam naa ne tey bu ñu ko mënoon jëli yóbbu ko si ses nañ ko def quand même. nañ ko def moom Adja Safiatou Ndiaye. maam non stress rek la dund. quand même. bari nañu ñibbi bari na ñoo romb ci almeri stress rek lañ fa yóbbu. wallaahi moo tax tamit non stress rek la dund. yàlla na fi gën a yàgg te wér te bu gëstoo gis nu mbay. en tout cas yàlla nañu fêté anniversaire am lu ca gën a bari yàlla bàyyi ko suñu kanam. moom Adja Safiatou Ndiaye li mu def ci groupe Futurs Médias xam nañu ko. bu ñu mënoon à son âge surtout. voilà surtout à son âge nee naa la 2 ans moo ko teree am 100 ans. mi ngi tey nag instant yi mi ngi seetaan parce que newoon na du tëdd tant que quartier général jeexul kon nee na suba kon mbaxal bi incha allah man fa laa koy lekk see Adja Safiatou di la gërëm nag bu baax a baax gërëm ki nga xamante ni moom mooy Mouhamed Diallo mi ñu yóbbu kon ci maire bi waaye tamit Cheikh Anta Diop mi daal di dox mbir mi mais nag Youssou Ndour il faut ñu tegal ko élément bii de quand même waaw nga ne maire bi nu mu sant Ndiaye la sant mais loo bëgg a wax foofu maire bi Ndiaye boppam la bëgg yow Ndiaye Sénégal Ndiaye Pape man jeena ba laa laaj tontu na ma. mais maa koy tontul may càmminam man la may premier njëkkee maa koy tontul. ku la may premier njëkkee moom jeena ba maire bi. ku la may premier njëkkee. jeena ba maire bi. ku la may premier njëkkee. maire bi. jeena ba lu mu wax na ko bind ci këyit dem légaliser ko dóorkat la. merci en tout cas Dieynaba pour ce reportage ci jigéen ji nga xam ne ni moom la ñu seeti woon alors ñu ngi ci dernière partie quartier général c'est sûr que ñu bëri pare nañu pour dem fekk Youssou Ndour tey CICES daf koy dàbbali mais dafa am koo xam ne daf ñu fekk si muy Alioune Mbaye Nder man démb dama doon foo di déglu ay woyam mais déglu naa lu toll ci 50 titres yoo xamante ni bu ci nekk it la
ku ci nekk sénégalais yëpp a ko xam après man ma toog di poser wu ay questions ne mais c'est énorme li mu def ci ay tube fii ci Sénégal war nañu toll nag foo xamante ni Sénégal daf ko war a delloo njukkal parce que depuis que muy woy du ñu bégal mu ngi bëgg a yàgg mais ay woyam génération yëpp dañu ko xam amul mag amul ndaw amul góor amul jigéen et jusqu'à présent mu ngi continuer du ñu bëggal ça m'a marqué hier loolu daf ma marqué démb mami. xam nga woy dafa am woyantu am woyandoo am ma teel la am ma talax am ma talaxoo am mais dafay woy macha Allah. ñu de ma tulli nga xanaa. nga nekk matal mbet doof. mais Pape avant ngay nuyu gars bi c'est-à-dire wax la lu ndaw moom dañu màgge ak moom jamono dañuy nekk di théâtre góor gi bëgg gum ko bëggoon moo tax am na woy bu mu doon woy ci affaire yeroo baax ak yooyu moom la defoon générique te li tënee daf ko kiyoon donc ñun noonu lañ màggee ak Nder déjà ci waykat yi ñuy gën di déglu man bokk moom ci la bokk c'est-à-dire yar nañ leen ci musique am c'est ce que j'ai fait il y a plus de 50 titres yoo xamante ne bu ci nekk xam nga gone gi Njaay dafay luqati sama lanc mais bi muy wax yaroo baax même mën naa ne way boobu daf ñu yar ñun ñëpp parce que sa maam su la musaan bëgg a pendu ci kër gi sax sa tante bu ndaw bi ci kër gi yaroo baax lay teg bu ko defee yow loo réew loo bëgg tëb di nga toog xam nga man ñi ngi ma daan penuwee ci bu salimtoo jàllee te wàccoo doo añ waaw man boobu moo nekkoon sama kii mais yaroo baax daf ma yar mais yeneen ak yeneen booy xool ba ci ay dërëm yaay xale yu bari jàngee nañ ci wàññi te dafa am solo ay dërëm yaay avant yooyu amoon na dama am sama rakk bu tudd Baara ay Georges Baara waaw sama ki may mën naa ne sama rakk mais moo may dawalal Baara dafa bëgg Aliou Mbaye Nder ba dañ dem ba dañu niroon nit ñu baax ñëpp rafetlu nañ ko parce que lii dara ñaaw ci vous êtes une famille boo xam ni que tey jii lu ngeen mën a def ci rafetal yéen a ngi koy def te loolu dafay gën a wone doole Sénégal ak doole sénégalais ba tax na maa ngi leen di gërëm di leen sant maa ngi gërëm yàlla suñu borom mi nga xam ni que tey moom may chance ma def 25 ans de carrière ce qui n'est pas du tout évident il y a des hauts et des bas mais il faut toujours rester artiste quand tu te dis que tu es artiste professionnel lu mën a xew da nga koy gërëm yàlla suñu borom surtout su la yàlla mayee talent nga gëm ni yàlla suñu borom li mu la may yombul lu mën a xew rek noo koy jéggate mooy li la yàlla defal ba tax na sincèrement Sénégal man Aliou Mbaye Nder dama leen di gërëm di leen sant parce que dama dégg sànq soxna Dieng Mbacké soxna sëñ Modou Kara di sama xarit boo xam ni que parfois sax bu ma demee seeti ko dana ma Aliou ma ne ko mun ma damay jël ci exemple parfois su may wax ci télé bi wala may wax sax ak samay taalibe yi nekk ci sama biir kër mu nekk lu fort ci man dama dégg mu ne lu yëngu lu ko yëngal moo ko ëpp doole waaye man sama mbégte ci Sénégal franchement foo ko natt rek weesu na ko parce que nekk xalel di liggéey ci benn réew nit ñi nangul la ko di la ci gunge di la ci pousser davantage ñi la mag ñi nga maasal jamono ñi nga mag ñëpp d'accord ci li ngay def ak li ngay wax loolu je pense que war naa ko gën a gërëmee yàlla suñu borom parce que suma bés bii ma jëm muy le 14 janvier dama ci waxtaan ak benn mag bu baax mun ma Alioune man ko mun ma Sénégal y a 14 millions d'habitants ma ne ko mun ma buñ ko xaajaat ko kër gu nekk tey jii soo fa duggee même su dee benn nit mas nga koo bégal kon benn bés bi ngay def grand théâtre sax tuut na ci yow waat naa ci yàlla mooy wax de mun ma waat naa ci yàlla soo ko defoon une semaine dana fees ba jaaxal parce que su fekkee nit day delloo mbattu ca ndaa la li nga defal sénégalais yi li nga leen bëggalee te boobu ba léegi yàqu ko kenn déggu la ci lu ñaaw ak lu mu métti yaa ngi leen teg téye sa njaboot jàpp sa njàmbur buñ la delloo mbattu ca ndaa la rek
je pense que benn bés boobu tuut na sax ci grand théâtre njukkal liñ la war a delloo le 14 janvier wax naa ko léegi c'est-à-dire sa ay woy yaru nañ ci sa ay woy déglu nañ ko loo ci génne it la ay woy yu bëri yu neex lool tey nga toll ci war a woote loo xam ne yaay delloo njukkal sénégalais yi mais sénégalais yi jóg ñi dañ la koy delloo ñu koy jiñanteeg yow le 14 janvier defe naa date la boo xamante ni loo waaj la parce que je me rappelle depuis 2015 nga décidé woon def sa spectacle waaye muy doog a antu ren ndax mën nga ñu wax tuuti rek ci bis boobu ngay wàcc waaw bés boobu dama ko am ku ma ko jagleel koo xam ni que j'ai été le voir parce que xëy na je suis griot mais je suis griot des temps modernes yàlla manewuma may woyaan j'ai été voir un ami Cheikh Amar je lui ai dit Cheikh mun ma ne ko dafa am lu may waaj booba sax 2015 boobu nga wax ci laa ko jàppoon man ko dama bëgg def sama 25 ans de carrière te dama la ko bëgg a tudde mais soo ko nanguwul damay bañ nga toog ci télé bi dégg sa tur ñu ni parrain bi mooy Cheikh Amar te nanguloo ma ko mu ne ma Alioune mun ma li nga def boobaak léegi dara ñaawu ci te damaa jàng ci yow ci lu bari ci say way dinaa la jox benn secret boo xam ne que soo may way man gaa yëpp way nañ ma mais yow dama bëgg nga way ma wallahi man ko mun ma dinaa la wax loolu loo xamante ni bi soo ko waxee nit ñëpp nañu xam ne man maa la ko wax man ko lan la mun ma njowaan bi nga xamante ni bi Cheikh Saliou ñëpp gis nañ photo boobu mu premier salaire bi ma njëkk am ci bitim réew année 90 91 bi ma njëkkee fay dama doon daw di daw dem ci magasin yi pour wutal Cheikh Saliou njowaan boobu pour jënd ko dama bëgg soo may way nga boole ci way boobu ñëpp xam ne maa la ko wax parce que loolu loo fomante sa bés boobu ngay def man Cheikh Amar nangul naa la ko mais su weesoo Cheikh Amar dañoo njiit muy kilifa réew mi mu def loo xamante ni bi daf ma neex trop parce que daf ma ko defal man ca Tivaouane muy le président de la République Macky Sall li mu defal waa Tivaouane defal ko taraxi Cheikh man la waroon tey jii parce que man doomu Tivaouane laa di taalibe Cheikh waaye sama loxo jotul sama ginnaaw comme moom li mu jot loxoom jote ginnaawam mu defal ma ko ca Tivaouane donc bés bi aussi moom laa ci delloo njukkal moom président de la République parce que lu rafet Amadou Mbaye Garmi su ko nit defee da nga koy delloo njukkal te képp koo xam ni waxuma sax taalibe Cheikh ku nit ku baax ku nekk ci réew mi xam ni li président de la République def loolu rafet la donc bis bi moom laa ko tuddee et maa ngi demander aussi solennellement su xatul ci moom bëgg naa ko gis ñu waxtaan ci yeneen yoo xam ni incha allah dina ñëw. Ablaye Wade bokk ci ñi ngi ko tuddee. ah kay Ablaye Wade mooy bàyyi Macky Sall Macky Sall moo jàpp sama loxo bi yóbbu ma tey ji ci Ablaye Wade man diwli man nit laa boo xamante ni su may dugg ci diwti Wade sama baay la di bàyyi Macky Sall fi Ablaye Wade tegoon tàngam tey foofu la Macky Sall teg tàngam di ko continuer voilà Baye Cheikh maa ngi bëgg a ràññee nag Baye Cheikh maa ngi bëgg a c'est très bien maa ngi bëgg a ràññee moo tax bi lay ko xamul keroog bi président Macky Sall jëlee pouvoir bi te nu daje ci quartier général bi mënu fekk see foofu Youssou Ndour moo ne ko ñëwal moo ko talal loxo ne ko ñëwal mu ñëw mu dëgg mu yëg coote bi kon maa ngi doog a xam lan moo tax bi président Macky Sall ñëwee moom itamit tubarkal mu ñëw fekk si ko quartier général kon sa question bi am na solo waaye kii nag dafa defal réew mi lu tax su wootee ci grand théâtre Sénégal yi yëpp woon nañu ñëw Baye Cheikh man nag dama ko suivre nag xam nga daaw ma sax génn lu bari mais daanaa ko fekk LT Dakar ak a yàgg ça ne date pas d'aujourd'hui de LT Baye Cheikh xale nga xamoo LT moo tax dañu may xool rek xam sax li xew bay maak yow dem nañu LT ba tay mais Baye Cheikh dem nañu LT ba tay maak yow mami ci artistes yi nga xam ne nii bu ñu mësaa ni génn sol seen capuchon xale yëpp dañuy bu ñu xëyee dañuy jëndi capuchon ñu ne wax ça ne date pas d'aujourd'hui mais nag daanaan la it nag wallaay ñu ko dàq way ci réew mi bariwul wallaahi ba pare nag sa biir way am na loo xam ne da ngay woo ñeneen ñu la koy defal moom mënut la koy defal ci biir way wi ci daane la benn daane rek la fecc ba yëkkati loolu rek jar na ñëw grand théâtre ak fomp daal la jar na ñëw grand théâtre le 14 janvier tey leneen loo xamante ni itam bëgg naa ko doo way dama bëgg ñu wayal la
moo tax j'ai fait appel ci bi ñuy préparer émission bi xale boo xamante ni itam bi ñu ko découvrir ak léegi yàggul mu ngi tudd Djibi Seye. c'est mon neveu c'est mon neveu. voilà sa jarbaat la il paraît di mbokk Youssou Ndour donc voilà dërëm bi du génn gaal gi muy xale bu am talent. alors la dernière fois dama déglu woy bu bees boo xamante ni def na ko je me suis dit bu Alioune Mbaye Nder day ñëw pour waxtaan ak sénégalais yi ci événement wu 14 janvier bi dinaa ko woo parce que bëgguma sonal Nder diggante répétition préparation surprise du 14 ak yeneen i mbir yoo xamante ne sénégalais yi la koy jagleel pourquoi pas Djibi Seye woyal leen parce que encore dañuy def information ak divertissement bi nag ki koy matale tey mooy Djibi Seye ñu bàyyi ko mu woyal Alioune Mbaye Nder et puis juste après ñu continuer waxtaan bi ak moom je rappelle que nous sommes presque au terme de cette émission parce que fi mu tollu tembe 0h42 mooy doog a jot tey la samedi guddeegul ñu déglu la Djibi. dina weesu maanaam dina weesu sunu njumte donte bañ gàcce maanaam ca dellu dina weesu lu metti yaay dina weesu sunu njumte yaay donte bañ gàcce maanaam ca dellu suma yëgoon du ma ca jaar te it suma xamoon du ma fa jaar yoonu baax ni suri naa yoonu bon dégg la lool ki la bëgg ak ki la bañ man noo leen xàmmee doom yaay seetlu bu baax ñuy nit mi lay ree di la xool bu ci weex dalay toll fu sori lool di gis lu ñaaw ci yow wow wow wow
bravo Djiby Seye le tudd beaucoup de talent Djiby très rapidement ban message ngay jox Sénégalais yi c'est vrai que ñu ngi doon xaar sa album mais paraît-il que togg nañu ko ci 2017 bi album bi dina génn donc bii titre de lancement bi la bu bees la bokkul ak ba nga génne woon fan yële mu neexoon ñu lool lii ñu ngi la ci félicité lan mooy nekk message bi balaa album bi di génn fan yi bu soobee yàlla. waa asalaamaaleykum li may def mooy njëkk nuyu Sénégalais yi nuyu ñi nga xamante ni aussi TFM la ñuy seetaan moom la ñuy béggee di nuyu sama papa ji toog Aline Mbaye Nder mu doon koo xamante ni moom dama koy big up li américains yi di wax mooy maanaam man dama koy béggee moom dama koy fekk soirée am sax macha allah damay jàng ci moom parce que doon na koo xamante ni Sénégal fii booy lim woykat di ko limaale ndax macha allah ndaanaan la kullu fadrin li muy def mën na ko kon kuy jàng ci moom di nga dem li ñu des nag mooy que album bi moom incha allahu rabbi léegi mu génn du yàggatul dara mais comme titre bi dencoon nañ ko nag mais dañ ko génnee pourquoi ñu génnee ko buuba xam naa dafa sonn ci wax ji ndax ku nekk koy topp di ko sonn album booy bi mais bon alhamdulilah comme liggéey nañ ko daal maanaam liggéey nañ ko pendant des années ñu nekk ci booy man nag yàqamtiwu ma yàlla dogal na loolu mais alhamdulilah comme nijaay gi daf na li ko war bon ñu xaar rek jeex na aussi nit ñi ñooy jugé voilà te sénégalais yaakaar naa ni ay noppam kenn du ko tijji sénégalais ay nopp garmi la ñu yor dañu xamee lu baax xamee lu baax mais nag maa ngi bëggee ñëpp nag man ku lim juum ndax bu fekkente ni dama fi nar a nekk di bëggee ñëpp rek voilà su ma limee rek juum Pape yow it maa lay gërëm ku baax nga jaajëf Djiby waaw yow moom ku baax nga voilà moi je pense que relève bi léegi assuré nañ ko de su ma dégloo ku mel ni Djiby Seye damay kontaan su ma dégloo ku mel ni Momo Dieng moi je dis toujours que avenir u musique sénégalaise mu ngi ci loxo xale yi mu ngi ci loxo Momo Dieng mu ngi ci loxo ku mel ni Djiby Seye defe naa sa fierté la yow Aline Mbaye Nder absolument damay gis ni que ñu ngi évoluer quoi te man nit laa boo xamante ni bii su ma gisee loo xamante ni bii dafay jëm foo xam du noonu am naa sañ-sañ wax ko parce que am naa nag doctorat ci musique bi waaw ba tax na macha allah ba tax na waaw ba tax na vraiment seen évolution daf may neex lool li ma di ñaan rek mooy comme ni mu ko waxee bañ a yàkkamti xam nga être patient puis surtout méfiant ci influence yi nga xam ni que mën a yóbbu artiste foo xam ni que du ko neex voilà le 14 janvier El Hadj bëgg naa nga wax ci léegi nii mais maa ngi jot ay messages yu jógee fu ne Espagne Nafi Diagne ak papa El Hadj monsieur Silla monsieur madame Silla ak Jamila ñoom ñu ngi Jamila mu ngi France Nafi Diagne mu ngi Espagne donc ñoom ñaar nee nañu dégg leen jaral le 13 ñu jógee ci dëkk ya ñu nekk ñëw fekkee le 14 bi muy lu yàgg sa histoire ak famille Nder sa njaboot gi sa fans yi xale yi nga xamante ni ñoo la bëgg nekk Sénégal nekk ci àddina ñoom defe naa histoire bu doy waar nga am ak ñoom surtout sa fan si bi ma wax léegi nii Nafi Diagne madame Silla Pape c'est toute une génération am na ñoo xamante ni tukki nañu ñii sëyi nañu mais ñii yaa leen maye waaw ñii maa leen maye waaw ba tax na ñëpp dañu def mobilisation bu doy waar je te jure Yaay Kébé depuis Paris Ousmane Kébé Paco Mbaye depuis Amérique à l'époque maa ngi fàttaliku jamonoy Eva Mbaye ni mu meloon ci yow jamonoy ñoom Eva Nder gis nga fi mu toll nii actuellement nii ñooñu engouement boobu laay yëgaat parce que li gën a neex ci xew-xew mooy soo sentiree ni nit ñi dañ ci dem ak yéene Pape barke Seydi Aboubacar Sy wallahi li ma sentir ci sama yaram bi yàlla rek moo ko xam parce que dama gis ni nit ñëpp dañu ma yéene parce que xam nga li xew léegi Sénégal mooy lan booy jouer grand théâtre ñaari slogan moo am may booy Abdoulaye Wade jël nga may booy de mooy du ñu wax ndax neex na dana ndax fees na mu nekk défi nekk challenge te sincèrement wul woon demee noonu salle de spectacle la non mais xam nga on a eu la chance de remplir le stade Demba Diop comme yeneen salles yi en fait mais Pape xam nga boo defee Olympia def Bercy ci jamono bu ko kenn deful waaw def Olympia def Bercy def New Morning liggéey ak pas mal d'artistes grand théâtre du nekk problème ci yow waaye xam nga jom nit bu am jom rek moo sonn ba tax na dañuy ñaan yàlla suñu borom yóbbu nu ci jàmm ñi nga xam ne yéen nañ ma jàmm yëpp te gëm naa ni réew mi yëpp yéen nañ ma jàmm bëgg nañu ma
xam nga Amadou Mbaye Garmi olof danaan dompat sax ci sot la bokk ba tax na xam naa ni man maay xalaat nan laay def ba mu neex waaye fees waxuma ko wallaahi wallaahi ci kattanu yàlla incha allah ci barke Seydi Aboubacar Sy bu fekkee ni Grand Théâtre 1800 places la bu ma sañoon 1594 yëpp Tivaouane lay jógee macha allah macha allah ñoom benn jaata sekk ñu waaw te dana am incha allah defe naa léegi ñu war a tàggoo du yomb nag ndax dañoo jógee ci gàmmu ci coono bi bàyyeegu leen non gàmmu gi nag xam nga boo gisee sama publicité tax dafa yeex sama publicité wala gàmmu gi wàcceegu oui ma gis nga xool sama publicité dafa yeex commencé ndax xam nga lu tax ndax jox respect suñu tarixa yi ak suñu diine dañu jóge ci màggal ma wax ak Ibrahima man ko noonu nañ bàyyi màggal gi passé ñu teg ci gàmmu ak gàmmuwaat boo gisee boobaak léegi normalement kuy def Grand Théâtre di nga ko préparer 4 wala 5 mois publicité yi daw waaye sama publicité bi mu commencé daw léegi motul sax 2 semaines waaw parce que tout simplement événement yi fi daw yi fi jaar ci lépp di nekk ci l'islam moom laa bëggoon a bàyyi ba mu passé parce que gëm yàlla rek mu wóor te gëm naa ni lii ma dëtmal yàlla dina ma ci fekk si incha allah voilà donc je pense que fii la ñuy jaaree jeexal jotaay bi tey ñu ngi waaj a dem CICES pour ngeen mën a suivre itam grand bal bis laa ko tuddee raxas bu yaatu ak Youssou Ndour ak Super Étoile mami sànq bi ñuy tàmbali da nga ñoo diggoon wax ci baadoo la xam naa duñ ko tënk rek bu ko defee ñu mën a tëj tàggoo et puis préparer le 14 janvier aussi ca Grand Théâtre ak Alioune Mbaye Nder mais li nga wax sànq Marianne xam na li ma wax téléspectateurs ñu ngi réagir d'ailleurs ci li mami diggee woon ak téléspectateurs respecté woo ko de ñàkkuma ko respecté dañ maa joxul temps bu ma ko respecté waaye mami ku ne xam na ne respecté biram ma ko tax a def nii mu defee Pape nag bëggoon naa mu am jot lool ba ñu mën koo faram fàcce mën koo toj waaw ndax day mbir moo xamante ne gis naa ne ñu ngi koy fowee ci réew mi te damaa demoon jàng ci mu jaral ma démb ba tey ma nekk ak sama maam waaw ndax man lu may def dama ciy jàng damaa respecté sénégalais yi nag ma demoon jàng ci démb ba tey ma nekk ak sama maam da ngay dégg sax ku taxaw ci télé di wax ne ñun baadoo lay waaw te ñoom ñu koy wax ñan la ñoom baykat yi ñoom nappkat yi ñoom sàmmkat yi ba ci président ñoom ñoo koy dundal ak mbooleem ku nekk ci réew mi kon ñoom duñu ay baadoola baadoola bi nag mooy ki nga xamante ne dafa ànd ak askanam ñëpp fal